laa hawla cat yàlla na nu mooy cat yàgg naa xañe lu rëy cat yàgg naa jeexal ku rëy bari na ko cat a ko jeel sëriñ bi nun fegal nu cat tëggat fegal nu lori bët ak lori bépp bindkat ak lori kuy feneke jiil nun bu nu kenn jëme lor mbaate ku jóg jëme nu lor nañu ko delloo jooja lor te bu meree ñu ni ko deel. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi nuyu àddina sépp du nuyu képp koo xam ne doomu sénégalais nga di ñëw rek tey di am ay leeral yu may leeral ci actualité réew mi fi mu toll. di ñëw di wax ci wàllu état d'urgence ak état de siège. bala ma cee tàmbali nag du nuyu panel yi nga xam ne nii wax dëgg yàlla ñu ngi ci yëngu mënuñu lim yëpp sax waaye nañ ci lim yenn rek ndax vidéo yi vidéo de sensibilisation la ñu mën koo képp koo xam maam nga ci panel yi ma lim ak yi ma limul yëpp nga jàllale ko te xam ne l'heure est grave l'heure est grave sérieusement l'heure est grave. panel conseil santé waa panel FACSEB Nouadhibou ànd soppi ndoxu Mbàkke panel mobilisation 1 ànd soppi ndoxu Mbàkke panel ànd taxaw Bawal ëtt Yeewu Yeete ànd gëm sa bopp panel Langue des Braves panel URPAS Nouadhibou panel groupe social Mauritanie panel CSD Mauritanie collectif des Sénégal de Mauritanie ak groupe yi nekk Facebook yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziare kenn ku nekk ci turam ak santam di ñëw na di indi vidéo bi nga xam ne nii vidéo bu am solo la di ñëw ci wax ci état d'urgence ak état de siège booy xool Sénégal 1962 amoon na état d'urgence ak Mamadou Dia 1968 même chose Senghor ak étudiants yi 1988 élection présidentielle diggante Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf 1989 événement Mauritanie ak Sénégal 2020 état d'urgence am na état d'urgence bii nag mooy état spécial état d'urgence sanitaire la mu jeex le 30 juin 2021 yi amaan na état d'urgence. état d'urgence boo ko déggee mooy pouvoir bi daanaka jox nañ ko gouvernement bi jox nañ ko le président de la république xam ne am na dogal yoo xam ne mën na ko jël sans mu jaar assemblée nationale. loolu tamit ñu xam ko di ci am solo xam ne liberté bi presse bi amoon ak yooyu yëpp booy xool pratiquement day deñ mais ñu xamal ne l'heure est grave heure bi toll na foo xam ne nii kenn ku nekk war ngaa xoolaat sa doxin corona am na ak amul yooyu je crois que nit ñi war nañ ko dépasser parce que épidémie la pandémie la dafi daan am surtout képp koo xam ne taalibu murit nga Sëriñ Muntaxa Bachir ni mu ko ndongoo wax naa fi yoon jël ay koppar def si takk ay maskam màggal Poroxaan yii ñu waroon def ak màggal Mbàkke Kajoor lépp mu ne nañ ko aj kon ça veut dire que l'heure est grave te ñu xamal ne mag ñi ngi faatu nag parce que man li may wax dama ci am témoin oculaire et auditif du ma waxantu ku dem bàqee xam ne nañ fay denc lépp ay mag ñu am 60 ans jëm kaw la te loolu dama fay yebale ba am ci lu wóor ak yeneen armères yu nekk ci Sénégal hôpital yi boo fa demee
doy na waar état am na loo xam mënut a wax lépp am loo xam ne mënut a wax lépp mais nag loolu lépp comme état bi demoon na ba nga xam ne dafa amoon faille ci commencement ba faille de communication boo xam ne ni moo waral lii lépp ci am ku ne xam na ni épidémie am day am pandémie day am vaccination day am mais y avait un manque de coordination bu ci amoon nit ñi dafa am ay préalable maanaam booy décret da dafa am foo war a njëkk ak nit ñi wàcc ci terrain bi ak technicien de santé yi waxtaan ak nit ñi convaincre leen doog di doxal li ngay doxal ak lu la tawat gi bett bett poliomyélite mi ngi nii bi mu amee ñun ñëpp fekk nañu 1997 ba 98 ak yëpp fekk nañu ci système bi mais dañ doon wàcc di dem ci sëriñ daara yi man mii ñu daan yebal sëriñ daara yi Touba ci laa bokk waxtaan ak ñoom ba convaincre leen mooy doog dem équipe bi méningite épidémie méningite fa la ma fekk ñun ñi daan yebal ci sëriñ daara yi yëpp ci lañ bokkoon ñu daan toog waxtaan leen ba convaincre leen ñu ñàkk jàkk leen ku ne xam ne ne polio na meloon melatu ko lafañ na meloon melatu ko tétanos na meloon melatu ko mais mbir moo gis dafa am communication bi muy àndal kon état bi foofu dafay fay loolu xam nañ ko tey coronavirus bi mu tàmbalee choc psychologique bi nit ñi doon am kër gu am corona gars yi wàcc ak seen yëre yu weex mel na ay ninja yooyu bokk na li gën a indi woon problème bi bokk na li gën a indi woon problème bi kon comme changé nañ stratégie léegi mais ku ne xam na ne palu sax buy am si jamonoy nawet c'est moins grave bu ñu demee ba mois de septembre octobre novembre décembre côté yooyu novembre octobre novembre dañ gis ne neuropalu su lay génnee parce que résidus yi fa lay ñëwee sibbiru bu fa lay gën a soxatee crise convulsive yi fa lay ëppee kon bu ñu nee coronavirus deuxième vague ça veut dire que l'heure est grave il faut que nit ñi xam loolu il faut que nit ñi bañ a café loolu jeune bi nga xam ne jeune la système immunitaire am faible mën na am coronavirus du dox ak moom mais bu demee këram wàllu ko bàyyam wala mu yaay wàllu ko yaay wala mu wàllu ko maamam kon foofu la problème bi nekk kon mesure barrières yi nañ ko jël les masques port de masque di raxas loxo jël les gels hydroalcooliques ku ne xam ne distanciation bi ñu bëgg mënuñu ko ensemble parce que tàmm ñu loolu communauté bi tàmm loolu xamul loolu kon loolu tamit ñu xam ko da ci am solo couvre-feu bii ñuy wax ni c'est très important lu tax ma ne c'est très important du question virus ba yooyu mais de fait que nit ki di am récupération bu doy képp dafa baax système immunitaire am day tax parce que le cerveau reçoit les impressions et commande les mouvements soo demee ba nga xam système immunitaire day faible nelaw yu doy lekku doy corona bu dikki da lay gën a attaqué kon couvre-feu am na solo état d'urgence yi nañ ci def attention parce que bëri nañ médecins yoo xam ne ñu ngi leen déglu ci télévision yi ak ci rajo yi ñoo xam ne ay clinique lañuy yor wala nang dañoo gisul seen bopp ci mbir mi rek moo tax ñu génn di kaas buñ gisoon seen bopp dañ na pat yi comme yeneen gars yi am na politiciens yoo xam ne ni dañoo gisul seen bopp ci mbir yi buñ gisoon seen bopp ci mbir yi kenn du leen dégg dañ naan pat yi kon bu leen kenn influencé jël leen mesure barrières yi te xam le coronavirus est là tey la gën a garaaw tey la gën a métti loolu il faut que ñu xam ko loolu il faut que ñu xam ko bàyyi ko xel su ne mi ngi ko deful donte la dal Europe du ñu dal parce que Europe seen population dafa bëri ay mag ñun suñ population jeunes yi ñoo bëri waaye jeunes yooyu bu ñu mel ñooy jeexal mag ñi fi des te mag ñi ku ne xam na ne mag baax na cim réew jar naa bàyyi cim réew kon loolu ci sensibilisation coronavirus lii laa fi indeegul pour tey incha allah fu ñu ci toll dinañ ci def vidéo indi ko ci parce que tamit l'heure est grave il faut que loolu ñu xam ko bañ cee topp politiciens yi xam ne dañoo jóge si nguur gi rek di sànni xeer bañ a topp ne parce que bu ñu état de siège bi ñu fa tollee militaires yi ñuy diriger te boobaa mooy gën a grave comme si état d'urgence dañ toll nañ moytu yu bëri te it fi mu toll nii ku wax loo war a wax naan corona mi ngi fee ne gouvernement mën nañoo dal sa kaw kon l'heure est grave te li ñuy wax nii waxuñu ko pour bëgg a wax mais dañ ko wax dañ ci am ay informations yi claires je suis bien informé l'heure est grave coronavirus est là leer laa leen wax
buñ toogee ba sun mag ñëpp jeex nag population am seen képp def catastrophe la parce que mag ñi ñun bokk ñu tubaab bi de du yor seen i mag suñu mag di yóbbu si maison retraite déedéet dañu yor suñu mag di bàyyi si kër yi la preuve en est que ànd soppi ndoxu Mbàkke mais ka initié mag ma lu am 75 ans te tey jii réussir nañ ko ba gagné procès yi kon mag jar naa bàyyi cim réew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu